salaamaaleykum mbokki internet Mak TV Sénégal ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su ne tey ñu toog ak ki nga xam ne mooy l'homme plastique ki nga xam ne saa su ne boo leen gisee li nga xam ne mooy plastique yi mooy mbuus yi yëpp daal moom moo koy kooku ngeen gi dama koy bàyyi daal mu présenté wu comme ça ñu xuus si waxtaan bi nuyu nañ la. jërëjëf maa ngi lay fay bu baax a baax jërëjëf maa ngi tudd Modou Fall donc jiite kuréel gu ñuy wax Sénégal propre donc mu doon association boo xamante ni donc day yëngu ci lépp loo xamante ni day aar sunu aalam ji donc ci loolu laay yëngu nekk kilifa gi daal waaw. Modou tey ñu fekk la fii nga xam ne mooy Ngor ci benn festival. tey par rapport à ça ñu fekk la fii nga xam ne mooy Ngor ci benn festival tey lan moo undu sa teewaay fii nii ci festival bi. waaw festival bi moom wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu bu baax dañuy sant yàlla bu baax a baax parce que tey boo xoolee man 2006 jusqu'à présent maa ngi sur le terrain di xeex mais tey bu ñu demee ba tey Sénégal mën a di am ay festival boo xamante ni dañuy génne ay nit ñoo xamante ni dañ di yëngu ci wàllum mbalit rawatina li nga xamante ni moom la ñuy wax valorisation des déchets kon yaakaar naa ni tey gàcce ngaalaama kon lépp loo xamante ni ñi ngi ko doon xëcc wala ñi ngi ci doon ñaax askan wi rek tey mi ngi commencé di feeñ doon leen wan ne leen rek bëri na lu ñuy sànni te du mbalit te dañ koo tuddee mbalit mais tey yaakaar naa ne festival bi feeñal na lu bare ci askanu sunu gaal. tey suñu tuddee mbalit ñu bari mbalit tey dañ koy banaliser. yow au contraire nga jël mbalit nga koy valoriser lan moo tax loolu moom. waaw xam nga ñun dañu juddu màgg fekk Sénégal di dund conditions yu métti 1970 ba léegi Sénégal ñett yi rek la xam tonni tuuri taal muy le système des 3T mais bi ñu ñëwee suñu borom wax dëgg yàlla teg ñu ci yoon woo xamante ni xëy na maanaam li ñu naan destin donc def ko ci ñun bi ñu ñëwee gis nañ ni kat tey Sénégal lu muy dépensé ci ay milliards ci mbalit dafa bëri mais amul benn source de revenu boo xamante ni état bu Sénégal am na ko ci donc loolu bokk ci vraiment ñu dugg ci combat bi di sensibiliser di ñaax nit ñi mais dañu dem ba gis ne tey jii loolu ñu doon tuddee mbalit tey mën naa jur koom-koom bokk na ci li nga xamante ni mooy plastique bi nga xamante ni dafa lëmbe àdduna bi te tey réew yu bari raw ñu ci wàllum recyclage donc loolu lañ doon ñaax nit ñi ne leen tey plastique boobu tey amaana tey am nañ loi bu koy tere ci biir Sénégal mais bëri na lu nekk ci géej gi bëri na lu nekk ci suuf si li nekk ci géej gi teree nelaw sunu nappkat yi bëri na lu nekk ci biir suuf si teree nelaw sunu baykat yi ak sàmmkat yi mais bëri na tamit loo xamante ni plastique boobu mi ngi koy jur ci wàllum pollution de l'air tax na feebaru cancer dafa gën a bëri tax na feebaru asthme dafa gën a bëri mais tax na feebar yu bëri yoo xamante ni sénégalais mosu koo xam tey dañ koy dund jaxran donc mu métti ci askan bi mais métti ci ki nga xamante ni moom mooy génnee xaalis ci poosam dem di jëndi ordonnance ngir lan pollution bu muy dëkk di nooyi parce que réew moo xamante ni li ëpp ci li ñuy lekk baaxul li ëpp ci li ñuy naan baaxul mais li ëpp it ci ngelaw li ñuy nooyi it baaxul foofu pour ndaw am fa ba wér-gi-yaram yaakaar naa ne lu jafe lay doon loolu moom moo ñu dugal ci combat bi vraiment ñu ngi ciy gis nag ay résultats parce que tey Sénégal am nañu loi bi gën ci loi yi mais li ci des rek mooy décret d'application pour ñu mën a taxaw jàmmaarloog ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu teg naqar googu ñi nga xamante ni ñoom ñooy jël bépp article boo xamante ni dañ koy def muy produit bu ñuy laxas lekk wala ñu ciy def leneen te au retour mënuñu koo recycler pour ñu mën a jàkkaarloog ñoom il faut que ñu am décret d'application boobu parce que nag yaakaar naa ne réew ñaari branches yi da cee am solo muy éducation muy environnement bu éducation baaxul environnement du baax te bu environnement baaxul santé dana sooxe te yaakaar naa ni donc yooyu dafa nekk ay points essentiels boo xamante ni état daf ci war a jël responsabilité ndax nit ñi sonn nañ parents d'élèves yi sonn nañu askan wi sonn nañ waaw parce que mënuñu nekk tey Sénégal nekk 5e position donc sur les plus pollués du monde donc c'est gàcce la sax ci ñun gàcce la ci ñun donc bu ñu amee kilifa yoo xamante ni dëkk bu ñu dem wane fa taxawaay bu rafet dëkk bu ñu dem wane fa teraanga Sénégal te sunu dëkk bi salte mbalit mi kenn mënu koo jëfandikoo wax dëgg yàlla loolu gàcce la ci ñun moo waral bi
lii amee tey jii muy nu mu tuddati festival bi mu doon loo xamante ni wax dëgg yàlla fierté la ci man mbégte la ci man parce que lii moom moo manqué sénégalais yu bari léegi rek dama koy wax seel ma ni ko mbégte la parce que ñun entre ñun sénégalais yi pour ñun ñëpp ñu dajaloo war a def benn affaire c'est tout à fait un problème bu ma wootee ñaaree ñëw wala ñettay ñëw mais bu tubaab bi wootee ñëppay ñëw pourquoi lan moo waral loolu lan la ñu tubaab bi gënee tubaab bi daf ñuy ñëw jox ñu ndékki jox ñu añ jox ñu reer ngacc li nekk ci suñu xel bu subaa mu ñëw jox ko suñu kilifa moom la ñuy félicité moom la ñuy tagg et pourtant loolu tey ñun ñoo ko liggéey ci ñun la nekk ñun ñoo ko liggéey ba mu mat pourquoi noonu tubaab bi mën a def ba di ñu déglu suñu kilifa yi ñoom iñaane nañoo sax toog benn minute déglu ko askan wi pour ñu wax leen lan la ñu xalaat ci mbirum mbalit mi lan la ñu xalaat ci la gestion des déchets mais il y a un problème dans ce pays. si loolu laay des tuuti sax wàllu état bi yow li ngay def liggéey boo xam ne dafa xaw a metti soo amul courage dëgg doo ko eggali yow nag est-ce que état bi aussi ñu ngi lay appuyer. xam nga ko def 23 ans de combat. sama naqar yi ma gën a am ci environnement yëpp ay kilifa yu nekk ci état ñoo ma ko teg. tey gis nga tey oto mbalit bu la romb tey ñu ngi ci bind Sénégal propre. et pourtant sama label la maa ko moom. bi ma koy créé amul benn tey jii benn autorité bu amoon sañ-sañ di jël loxoom di ko dugal ci mbalit mais gis nga ko dañ maa dégager ma dalli fële. donc loolu moom moo am ci àdduna nit ñi duñu xalaat kilifa yi amuñu expérience. mais li nga xamante ni moom la ñuy jël ci ñun moom la ñuy ñëw wane ko. mais mën ngaa jël li ci kaw mais li ci sama xel mënoo ko jël. donc loolu bokk na ci li nga xamante ni tey mooy jafe-jafe yi ñuy dund. comprendre bi ci topp mooy. le ministre de l'environnement. tey Sénégal amuñu ministre de l'environnement du Sénégal mais am nañ ministre de l'environnement bu mbaaw. parce que mënuñu comprendre président Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi am na juróomi ministre de l'environnement. ci diiru fukki at. nga am juróomi ministre de l'environnement. lan lañ fi def lu concret loo xamante ni askan wi mën nañ ci teg seen loxo. actuellement nii ñi ngi passé COP 15 Côte d'Ivoire. mais amul sénégalais yu ko yëg. ñan la ñu yóbbu du ñu waxtaan ak société civile. du ñu waxtaan ak benn organisation ñoom rek. boo xamee sax boo leen di expliquer dañ lay ignorer teg la nële. te jàpp naa ne Sénégal dañu am benn pilier bu am solo. muy man ba may wax ci mbuus ñoom amul kenn ku ci nekk au pouvoir. kon jàpp naa ne tey arme de guerre bi gën a puissant bi Sénégal yor. te réew yu bëri tey ji di ko tiitaroo di ci faj seeni buumu gàcce. Sénégal tey da koo jël def ko morceau faweerukaay muy man. Je suis la personne le plus menacée au Sénégal. Par les industries de plastique, par les commerçants. État ne cherche même pas à me protéger. yoonam newul ci man. Je suis la première organisation boo xamante ni président Macky Sall takkal na ko chevalier de l'ordre national du mérite en 2016. maa ngi taxawaalu aw ma xëy. Je suis la première organisation boo xamante ni tey ji moom moo jóg taxaw takk ndiggam ne plastique dafiy jóge. faire face ak lobby yi. J'ai reçu toutes les propositions muy kër muy oto muy lu ne. mais lépp dama koo teg ci suuf ngir bëgg Sénégal gu set. mais ngir bëgg Sénégal gu naat. mais environnement du priorité ici au Sénégal. xam nga lu ñu gëm. pëccoxoo créer ay infrastructures nit ñi dem di foo ñii di bëree ñii di football ñuy séddoo sunu alal ji di dem. bàyyi ñoo mbalit moo xamante ni ilaa yow mi diini ay génération dañuy dundee souffrance. te yaakaar naa ni loolu tey jii. bokk nañ ci bu ñu lijjantiwul problème mu plastique bi au Sénégal. pétrole baa ngi ñëw. te bu pétrole bi ñëwee li ko dalee Dakar ba Saint-Louis. jën dootu fi jaar. te yaakaar naa ni bu ñu basé wu trop ci pétrole bi. ba sàggane yeneen plan yi nga xamante ni ñu ngi ci doon yëngu ci environnement. donc loolu dal na soo xoolee Nigéria loolu dal na leen. est-ce que depuis loolu aussi yow bind nga état bi aussi. xam nga ki ngay bind. mu di la tontu kooku neex naa waxal. mais boo bindee kenn du la tontu. yow mi bindoon yaay demaat seeti ndax ki ma bind jot na ci li ma bind. le ministre Abdou Karim Sall. man j'ai 10 courriers yoo xamante ni maa ko bind pour jàkkaarloog moom. def naa ministère de l'environnement 2 ans. ci ay contrat prestataire. mais bi ñu demee ba ma xam ne ñii fi ma bëgg ñu jaar fa ak ñoom fi ñu war a jaar du doon benn. donc li ñu ma wax mooy. da ngay mën a toog nga toog mënoo ko nga dem sa yoon. man je préfère quitter.
parce que lépp loo xamante ni dafay nësaxal sunu aalam bi ku ciy dox du ma ànd ak yow mais lépp lu koy jëmale kanam boo ciy dox ma ànd ak yow parce que munoo tere ne mbuus bii moo baax bii moo baax bii moo baax bii baaxul ba pare ne mbuusu ndox yi baax na mbuus yëpp mbuus la ñun nekkuñu fi pour xeex ak sunu industrie yi parce que sunuy frère sunuy rakk ñoom ñoo fay liggéey ak sunuy jabar nekkuñu fi pour di xeex borom ñiy jaay ndox ak ñooñu mais dañu indi ay solution wan na leen mbalit mi nekk ci mbedd mi mën nañ ci def essence mën nañ ci def ay briques mën nañ ci def ay bancs publics mën nañ ci def lu ne mais état moo jéemul a réaliser lenn sur la gestion de recyclage donc loolu la ñu bëgg moo tax ñu ñaan rek ñiy participer ci festival bi ñu gën a takku ñu gën a feddali suñu kóllëre wan état bu Sénégal ne ko tey ñun ñoo la gën a bëgg dëkk bi set pexe yaa ngi nii li nga xamante ni dañ ko doon sànni kenn mënut koo jëfandikoo tey loolu nit da koy jël dugal ko ci biir salon am li nga xamante ni nit da ko daan romb ci mbedd mi di ko jéggi tey mi ngi mu toog donc yooyu yëpp ay moyen la ay pexe la yoo xamante ni wane nañ ko mais nag na fekk pexe yooyu ñuy wane donc suñu kilifa yi tamit ñoom it jóg nañu pour jàppale ñu mais bu fekkente ni jàppale wuñu on parle que du politique on fait que du politique donc yaakaar naa ni ñi yëngu ci environnement pour ñu développer dana xaw a métti torop donc ci réew moo xamante ni wax dëgg yàlla dañuy xëy di sànni 5 millions de mbuus par bés donc yaakaar naa ni pour ñu mën a développer réew moom mooy fexe ba comportement yi changé te incha allahu rabbi donc jàpp naa ni liggéey bu sell bi nga xamante ni donc waa Mak TV ñu ngi ko ciy def dina permettre tey sénégalais bi nekkoon au Fongolimbi mu mën a xam exactement donc ne tey vraiment am na festival boo xamante ni day wax ci mbalit mais festival bi yamul Dakar rek mais bëgg nañ mu def tour du Sénégal yëpp quoi donc je pense que ni ay idées yaa ngi fi mais ak plus de volonté rek ñu egg fi ñu jëm incha allah. Je pense que message bi clair na dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo lii nga joxe aussi message boo xam ne au moins autorités yi ñoom dinañ leen dégg. message bi je pense que c'est simple et c'est clair mooy mbuus ku ne xam na ni baaxul ñi amee feebaru cancer ñëpp mbuusa leen rey ñi amee feebaru asthme ñëpp mbuusa leen rey li ëpp ci réew mi li ñuy lekk baaxul li ëpp ci réew mi li ñuy naan baaxul kon jàpp naa ne tey jii bu état bu Sénégal ne tere na mbuus wala tere na bépp plastique à usage unique population bi war nañ cee mën a encourager ànd ci ak état bu Sénégal mais waruñuy daw di làqatu ci ginnaaw benn marabu wala di jaxase état bu Sénégal ak yenn population bi pour mbuus bañ a jóge ci dëkk bi ma bëgg rek population bi xam ne ñi leen di wax loolu wala ñi leen di influencer seen intérêt bopp rek moo leen tax ñuy kaas ndax tey bu mbedd yi salté amul benn industrie buy bale buy jaay ndox buy génn ci mbedd mi di bale tey bu géej gi tey mool yi mënuñoo am jën amul benn industrie buy taxaw ne moom mooy jël ay matuwaayam pour dem nettoyer géej gi kon nag dama bëgg ñu delloo si suñu xel ñu xam ni mbuus li mu yàq ci réew mi bu ñu tëjoon suñuy frontière pendant 50 ans pour nettoyer géej gi ak li nekk ci mbuus ci suuf mënuñu koo nettoyer kon li ci des a ku si néew nañu gën a góorgóorlu ba ku ñu joxati mbuus ñu bañ kuy demati marché jël say matuwaay yóbbu pañe wala nga yóbbu sac boo xamante ni di nga ko mën a utiliser plusieurs fois te ñu bàyyi mbuus ndax mbuus yaakaar naa ni fi mu jëm ak askanu Sénégal mais fi mu jëm ak Afrique yaakaar naa ni bu ñu fa yeggee benn kaasu ndox a fay nekk te suñu amul sens dina ko naan bàyyi ñu kon nag nañu àndandoo ñu bàyyi mbuus. mbokku internet yi Mak TV lii lañ leen indiloon tey di leen jox dig daje si beneen émission.